sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et célébrons Noël ensemble. Pour vous accueillir, le décodeur est à 5 000 francs d'Access avec de nombreuses chaînes dont Canal+ Pop. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse max, Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de... mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo altine bu jot seen émission arène sénégalaise mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu di nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu sutura doolu ñu xéwal yàlla na yàlla doole faj aajo yi te yàlla nañu yàlla taxawu njaboot yi mbokk yi tey di altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre nga xam ne toll nañ ci jeexitalu at mi te yàlla nañ ci yàlla dimbali taxawuñ ci ba ñu dem ci alhamdulillahi rabbil alamin at mii ñu jeexal ko ci jàmm te at mii di ñëw it mu doon atum xéewal atu sutura atu teraanga te yàlla defal ñu ci xéewal yu bari li jeex ci li des ci at mi it yàlla nañ ci bakken yóbbu bu ñu ci bakken yóbboo it bii di ñëw it yàlla musal ñu ci jàngoro ji nga xam ne booy xool à travers le monde mi ngi gën a ñëwaat muy corona bi yàlla incha allah musal yàlla na yàlla fexe ba lépp daal gën a dellu ginnaaw ci jàngoro ji ba activités yi bu mu ko gàllankoor ndax ku ne xam ne ñaari at yii metti na ci àdduna kon may wax rek chaque jour nañu kilifa yi dimbali ci frontières yi ndax feebar bi juddoowu fi dañ ko fi indi ñu dimbali ci frontières yi surtout aéroport bi ba xam ne ñii dugg dinañ xam ne daal ñu xool leen saytu leen bu baax a baax a baax a baax kon ñi ci am jàngoro ji yàlla na yàlla saafara ñu ne ci hôpitaux yi yàlla na yàlla saafara leen te yàlla dimbali ñu musul ñu at mii di ñëw nag di 2022 bi yàlla may ñu dolli ñu ci teraanga ju bare defal ko Sénégal local yi ci lay am toujours ñi ngi tàllal loxo yi ñaan rek politiciens yi ñu ànd ak sago ànd ak dal ànd ak li nga xam ne mooy éthique te it ñu joxante cër ci li ñuy wuti te xam ne ñoom yi nen la kon ñoom yi nen la loolu tamit ñu ngi leen koy lancé violence bi aussi ñi ngi gën a tàllal loxo xale yi wax leen rek ñu dellu seen sago te it am yar am teggin te it xale yi tëbuñu rek dem ci stade yi déedéet demuñu rek dem ci mbooloo yi déedéet xale yi ci kër yi lañ juddoo ñoo leen jur nañu taxawaat ci xale yi ci yar yi nañu taxawaat xale bi ci kër gi bàyyi ko xel xale ci kër la jóge dem ci mbedd mi balaay génn ci mbedd mi yar bi ci biir kër gi la d'abord yar googu nag nañ ci gën a taxaw xale yi bu ñu tàyyee rek musiba am buñ ci tàyyi nañu taxaw ci xale yi wax ci ñoom fexe ba lépp loo xam ne lii jaadu na suñu digganteek ñoom ñu taxawu leen ci ba nga xam ne ci jub la ñuy dox ak ci yar ak ci teggin ndax violence bi metti na gis nga li am ci stade bi daañu ci ñëw léegi waaye laata ñu ñëw comme niñ ko daan defee altine bu jot toog ak suma consultant Mamadi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah alaaji ngañ bax do auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim
ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur bu baax di ñaan jàmm ci réew mi nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi ñaan way dawli yàlla yërëm leen te jégal leen way tawati yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féeti ginnaaw yàlla na leen fa yàlla jële ñi am ay jafe-jafe yàlla na ko yàlla teggi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV yëpp Alaaji Ngagne rawatina émission bu mag boobu di arène sénégalaise nga xamante ne rendez-vous la Alaaji Ngagne ñëpp a koy bàyyi xel di la nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax di ñaan ci kër gi jàmm bu baax a baax yàlla def fi tawféex bu baax di nuyu ahlu lamp yëpp Alaaji Ngagne nuyu suma waa dëkk fa nga xamante ne fa laa cosaanoo ci Bawol muy Mbaafe yi di nuyu suñu invité bu baax a baax Alaaji Ngagne loolu la ñu noonu dinañu ko nuyoo ba ci kanam rek ñu dugg ci waxtaan bi incha allahu rabbi Alaaji Ngagne dugg ci waxtaan bi incha allah tey nag di 27 décembre ku ne xam na ne Sénégal day daloo li nga xam ne mooy terre bi nga xam ne mooy saxaar si nga xam ne dafa ñëw ci jamono te saxaar soo xam ne si ñaan nañ yàlla ñu dugg ci ak bisimilah yi te képp ku ci duggit yàlla musal la muy saxaar soo xam ne tamit ci gaawaayam am na solo population yi aussi ñu xamal leen ne yoon wi muy jaar du yoonu fawukaay yoon wi muy jaar du yoon wu ñuy jéggi ñu gën koo wax nit ñi rek te xam ne ñun ñi dem Europe xam nañu gaawaay bi xam nañu ni mu mel te xam nañu ne fa muy jaar kenn du fa fooye fa muy jaar kenn du ko jéggi waaw kenn du ci jéggi ndax moom li muy daw ci allure te puis courant koy dawal loolu yëpp nag ñu koy wax population bi tey nag lañ koy inauguré ci altine ji nga xam ne ci teewaayu président de la république ci kanam tuuti dinañ ko inauguré bu ko defee nag Sénégal daloo ko te muy njëkklaay yi te it ñu def ci lépp loo xam ne lii war na ci rek nit ñi nañu tënku ci la nga xam ne mooy ndigal li jëm ci saxaar soosu ndax wute na ak saxaar yi ñu daan am kon loolu ñu ngi koy ubbee émission bi di ñaan yàlla rek ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim te muy njëkklaayu Sénégal kon mbokk yi ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy émission arène sénégalaise tey nag am nañ ci gan gu xam ne ji gars yi fan yi lëmbe na làmb muy xale boo xam ne jaar-jaaram ci làmb ñun ñëpp dañ ko rafetlu ci comportement ci mental ci taxawaay waxuñu ko waaye ñama ko séqal ñoo koy seedeel muy xale boo xam ne avenir am ci làmb kenn dootu ko naataable génération Modou Lo la génération Moussa Ndoye di xale boo xam ne ci làmb tey fa mu dëkk ca géejawaay ñëpp jox nañ ko cër ndax li nga xam ne moom la fay doxal mooy apaisement la mu xam ne moom la fay doxal mooy lëkkale la mu xam ne moom la fay doxal mooy intervention ba kenn du mer ci la nga xam ne ci la ñuy def loolu am nañ écho yi ci kanam tuuti daañu ci ñëw muy xale boo xam ne dëgg yàlla bu yàggul rek boole na fi ñaari champion yoo xam ne ku ci ne na mu la daanee mooy coow ci réew mi kookoy kan Alioune Seye numéro 2 Alioune Seye maa ngi lay nuyu. waaw Père Ngagne maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu Mamadi gannaaw boo tax auzu billaahi mina seytaani rajiim dañuy sant yàlla julli ci Yonent bi rek di sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ Babacar Mbacke mu kaburo borom Daaru Salaam ak gaar mu yàgg fi lool te wér di ñaanal kilifa diine yëpp ñu yàgg fi lool te wér ndax seen yàgg fi njëriñu askan wi la njëriñu Sénégal la njëriñu àdduna bi la di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi safoo Alioune Seye numéro 2 rek maa lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax wax dëgg yàlla di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew ñi nga xamante ni ñi nga fa te këyit tëleen yàlla na suñu borom yombalal këyit yi ñu ñibbisiwaat ci njaboot di fekk ñëpp si jàmm ci barke Seydina Mohamed ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lal hôpital rek suñu borom may leen wér ñu dellu si njaboot gi ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw suñu borom may leen tawféex ak tey si ba ñu génn fa ñu nekk te ñu bañ a defati li leen fa yóbbu di ñaanal ñëpp jàmm sutura tawféex di ko ñaanal ak lu làmm jërëjëf champion di Alioune Seye numéro 2 noonu la dugg ci kanam tuuti daañu ñëw ak moom waaye mbokk yi ku ne xam na ne Ama Baldé ak Modou Lo waroon nañ daje muy présentation mbër du woon face à face présentation la woon ci la nga xam ne moom la ñu d'accord ak CNG bi mooy ku ne taxaw nii ku ne def déclaration ñu dem ba jëmmi jamono. gis nga Ama ngoogu di gën a këram di préparer di ñëw voilà mi ngi nii jóge Pikine ak ay xaritam ak entourage am Jules Baldé ngoogu di magam di superviser li nga xam ne mooy sortie Ama Baldé ñëw nag war a dem daje ji ak Modou Lo gis nga ambiance bi fa am ko xam nga lii déjà wane na ne combat bi
combat bu rëy la Mamadi gis nga voilà yaayu Ama ngoogu ndeysaan def la bàyyi ba daan def tey gis nga ndeysaan ko tuural ndox voilà tuural ko ndox ñaax ko ndeysaan ma ngoogu voilà noonu laa daan def ak bàyyi bi tey ci bopp bi ma ngoogu di génn moom Ama Baldé ginnaaw bi mu nekk Europe lu yàgg doog a ñëw voilà fii alaaji ñu ngi mel ni ñu tey la combat bi waaw mais combat bi étape bu ne kii la étape bu ne tension la bu ne tension la mais nag nañu xam ne loolu du yeggali combat bi tension bi dañ ko war a wàññi voilà xam ne par épisode la épisode yi nag ba ñu ñëw ci làmb ji parce que làmb kii rek la gis nga préparation combat Mamadi kii rek la nu mu tuuti épisode film la waaw lii yëpp dañ ko war a def ci aar bi yaa ngi dégg préparation ndànk mu bañ am tension bañ am fitna voilà Ama Baldé ngoogu war nañ ko léegi muy dugg ci otoom bon comme Jules Baldé voilà bu ko defee gis nga mu ngoogu voilà Ama ngoogu Mamadi gis nga ko noonu di génn kër gi voilà génn kër gi gis nga ko supporters yi ci buntu bi voilà ñu ngi noonu gis nga ko teel nañoo taal Alaaji Ngagne Diagne seen ay pétard fumigène yi waaw fumigène yaa ngoogu ña ngay def xar fa xuufa yi gis nga ndox yaa ngoogu ñuy sànni di tuur ndox waaw yaaya ngoogu voilà nga xam ne ndeysaan doom juy wuti la voilà nga ñaanal ko voilà gis nga mbër yi ni seen waajur yi impliqué ci seen carrière c'est important oui daf ci am solo waaw dafa am solo ndeysaan xam nga ñaare caat yi sax ñooy faral di bëre waaw caat yi waaw nga xam ne da ngay defe ne ba léegi génnagul ci mbootu mi voilà génnagul ci mbootu mi nga ñaanal ko mu dem ndeysaan nga toog di ko xaar voilà xale yi Pikine yi dar ko nii gis nga am na ñoo ci xàmmee yaakaar na waaw ñoom Sako Baldé ñu ngi noonu ci ginnaaw ñoom Malaw Seras waaw ak boy yi ko dar noonu entourage bi xam nga ñoom ñoo ko ëmb war koo yóbbu voilà bi ñëwee itam gis nga ko voilà fii nag parcelle waaw parcelle a ngi noonu ñoom itam président Khadim Gadiaga googu voilà parcelle la fii Modou Lo gis nga moom it mi ngi préparé pour génn ñu ngi ci seen i affaire ñoom voilà ñoom it ña nga ci seen i sarax waaw fruit daal laa xamul lu ko dugal ci làmb léegi doy na waar de bari na ci taay de Alaaji Ngagne moo tax reporter yi dañuy lekk fruit rek daal fruit bëri daal guro ëppoon ci làmb bi may xam yàlla say dëkk lu ne la ñuy sax voilà léegi daal man fruit laa xamul lu ko dugal ci làmb voilà Modou Lo ngoogu doy na waar de voilà Modou Lo ngoogu waaw ngi noonu di génn Modou Lo ngoogu voilà mais nag mais seen laafa yi dafa mel ni dañu ko yëgandoo de Alaaji laafa yi gis nga bi Modou Salah bi Ama Baldé sax moom it gis nga peut-être sorewul sorewuñu ay laafa waaw voilà génn na noonu ma xam ne sol sorewul de parcelle dugg ci oto bi waa parcelle yi voilà dar ko noonu gis nga voilà ñu ngoogu waaw voilà oto yaa ngoogu cortège baa ngoogu di dem moto yi topp ci voilà cortège baa ngoogu di dem gis nga ko voilà gis nga police baa ngi waaw mais lan moo tax police bi moo ma jaaxal xaw ma voilà ci fin bi xaw mu dafa teel a tourné xaw ma Alaaji ndax ñoom dañu mënul dékku li seen kanam aussi réseau de sécurité pour ne Modou Lo mu dëppaat wala bon parce que police bee ko jëli moo ko jëli voilà Modou Lo ngoogu ci Prado voilà mu ngoogu ci Prado bi di dem waaw voilà mi ngi ci Prado bi di dem pour présentation mook Ama Baldé voilà la police même oto yi ñu yor sax Alaaji Ngagne bi Modou Lo dugg ak bi Ama dugg boo ko seetloo dafa xaw a niroo de Alaaji Ngagne xanaa weexaay lañ niroo weexaay ak saaru kii boo nee tegtal yi la sax boo demee ay tegtal la comme saar bii la Ama Baldé dugg see de maa la ko wax bon waaw voilà comme boobu la dugg see léegi ñu ngi nii nag jub li nga xam ne mooy arène nationale bi ñu ngi ci rond point bi nga xam ne moo de ci EDK bi voilà fii la spectacle bi ñëwee nag voilà fii nag defe naa voilà gis nga voilà xale yaa ngoogu xaw ma fu ñu génnee voilà moto yii nag ñoo jiitu woon ñoo dëppaat gis nga oto Modou Lo nii ñoo dëppaat waaw gis nga voilà sànnintee ngi nag xam nga gis nga waaw yi moom voilà gis nga ful baa nga la ca kanam waaw kenn rafetlu lii nag la ñu xamul Aliou Seye lii lan lay waaw père lii moom wax dëgg yàlla dañ koy ñaawlu rek ndax lii mënoon naa ñàkk ci bis bi dëgg la bis bi rëy na màgg na si ñoom ñaar ñëpp ku ne soxla na ko say supporters soxla nañ ko mais war nañ ko soxla woo beneen anam bu dul di ay sànnante xeer di ay tojanteeg affaire yooyu noonu dëgg yàlla lii moom dañ koy ñaawlu trop di ñaan yàlla bu mu amati ndax mu ngi bëgg a fréquence yi ci milieu lamb bi tamit gis nga xale yi tax ba xam nga gars yi dañu dëkkal fu ñu dëkkul te ku ñuy jiiñ dem moom ngay soccee weewu leen moom da ngay neexatu waaw vraiment nañu supporter dimbali boo xoolee mbër du def lii mais supporter yi si ginnaaw
ñoom ñooy xër ci mbër ba nga xamante ni xam nga dañuy déborder. wax dëgg yàlla li taarul làmb defarul làmb. souvent ñi koy def ñëpp sax seen yoon nekkul ci làmb làmb taxul leen a jóg bu mbër mi bëre rek. non bëgg moo leen di kii sax bëgg moo leen di pousser ñu def torser ko loo xamante ni wax dëgg yàlla après dañ ciy mujj rëccu. mais itam am na lu ma seetlu ci ginnaaw stade bi temps yi gannaawaay boobu nga xamante ni sotti nañu ko ci biir bi sax loolu itam daf lay yomb loolu itam war nañ ci veewaat kii na ci bu baax joué na ci bu baax a baax parce que ginnaaw kooku yëpp loolu nag gis nga ñu ngoogu ci li nga xam ne réaction yooyu gis ngeen ko ci xale yi ni ñu def ak cortège Modou Lo dañuy déglu nag réaction Modou Lo ci li nga xam ne nag mooy mbir bi mu avorté. allo maa ngi ak Modou Lo Modou maa ngi lay nuyu. voilà yaa ngi en direct ci rajo. lan moo xew pour ñi nga xam ne ñu ngi la doon xaar ci stade bi. waaw ñun ñu ngi woon ci yoon bi ñëw nañ ba bunte stade bi ak suñu kii yëpp. jékki-jékki gars yi xam naa dañ ko lu ñu préparé la rek quoi. il faut sànni ay xeer yu bari xaw nañu absorbé sax après ñu tourné dem quoi xam nga parce que comme ni ñu wax signature moo ñu yóbbu mais pas ay affaire violence wala ay sànnante xeer. ok. après non ba yooyu amee ñun ñu tourné ñoo ngi nii tourné yegguñu sax kër ga incha allah. ok mbaa yàquñu ay oto. non ça va am na oto yu parade yi kii rek mais alhamdulilah quoi. d'accord promoteur bi mbaa déggante ngeen organisateur yi. jaajëf dégg nañ kay mais lii moom xam nga lii doxalu lamb. ok waa doxalu lamb de. ñoom ñiy def loolu. ñoom au contraire ñoo warul gën a sawar ci combat bi am. xam la. te seen mbër bii la yàggoon bëgg. j'ai compris. combat royal musu ko am. mu dox ba mu am ko ñu war a respecter affaire yi. ñu dem bëri ci fair play yi xam la. mais lii doxalu lamb lii doxalu lamb. doxalu lamb. ban appel ngay lancé actuellement. waaw bu ñuy lancé toujours rek. waaw li ñuy wax sport dafa war a boole warul tàggaletu ay affaire de violence. surtout ñun lutte puisque dañu weex tungu gis nga bi yeneen sport ak yeneen sport. chaque jour mu ngi am ay ñaaw te bi sax wax dañuy nëpp nëppal. am na loo xam ne bu amee ci lamb léegi benn lamb yàqul mais day gën a yàqu. xam nga am na loo xam ne rafetul. na ci xale yi yaruwaat. xam nga ñu ñëw ci lamb kuy supporter sa mbër wala. boo mën a supporter di supporter ci fair play bu jeexee nga ñibbi mais nekkee violence loolu jëmul réew kanam wallaahi ñun ñu jógee parcelle ba fay signature moo ñu yóbboon dem ci fair play sax ndax ñun ñu ko jéggi gisuñu ñu def suñu prestation la ñu waxante ko dem jibi mais pas ñëw xam nga pour ay violence yooyu tam wax dëgg yàlla moom rafetul jaadu vraiment merci beaucoup merci Modou Lo réaction Modou Lo ci li nga xam ne mooy li jot a am ci li nga xam ne réaction Modou Lo ci li nga xam ne moo jot a am dégg ngeen li mu wax lañ ca mën a jàpp nag mooy li mu ne Ama moo gën a war a mën a fexe combat bi mu am foofu lan nga koy jàng Aliou Seye. waaw moom ci nu mu waxee ci nu ñu déggee moom mooy comme boobu ba léegi ñoom Ama ñu ngi taxaw tëkk ne dañoo soxla Modou Lo comme ñoom ñoo war a gën a soxla combat bi mu am signature yi am ñu jàkkaarloo waxante mais nag bu supporter yi doxalee nii day mel ni comme si que ñoom dañoo bëggul combat bi am mais man xam naa ne Ama digalu leen lii xëy na seen xër ak seen bëgg moo leen poussé ñu kii mais il faut ñu éviter yi tamit lan moo war a nekk réaction Ama. waaw réaction Ama mooy mu waxaat ak supporters yi rek même bu dul Ama képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci làmb ngay sensibiliser say supporters képp koo xamante ni mu ngi nooyee làmb rek nga waxtaan ak moom telle sorte que ñu xam ne violence lii doxalul làmb ji daal doxalul làmb violence doxalul làmb dellu si waat nag ci li nga xam ne mooy réaction ki nga xam ne mooy ménager Ama Baldé di ki nga xam ne Abdou Bakhoum. asalaamaaleykum yaa ngi en direct ci rajo bi. waaw jërëjëf Ndiaye maa ngi si voilà yaa ngi ITV di déglu léegi Modou Lo dafa retourné ñibbi. ginnaaw bi mu ko attaqué nee na ci bunt bi toj ñaari otoom. voilà léegi ñoom ña ngay ñibbi est-ce que loolu séntu woon ngeen ko ak mbër yi ni ñu leen nammee woon ñoom ñaar. wallaay ndeysaan xam nga c'est la deuxième fois ngi nii lu mel nii di am te jógewul ci ñun. ñun jàkkaarloo signature contrat ku ciy dem ci man keroog ba may def jàkkaarloo signature contrat ak Papa Sow. ca Fatick. dañoo bënn sa juróomi oto yoro yëpp dañu ko bënn toj pare-brise ba. barke Cheikhul Khadim te terewul damaa ñëw bëri ci ak moom ak ngoro. ma jàpp ne nag bu fekkee ne li nga xam ne lii moom la Sénégal bëgg. tey jii muy combat ba nga xam ne bii mooy combat Ama Baldé ak Modou Lo en tant que ménager. su fekkee ne yàlla dafa dogal Modou Lo ñëw ba ci digg ba ci enceinte bi bu fekkee ne ñoo toj ay otoom. man gëwuma loolu mbay pas ngañ parce que li tax man gëwuma ko mooy service d'ordre bi ñoom ñoo jëli Ama Baldé
dugal ko ci biir. yaa may dégg jëli Modou Lo dugal ko ci biir. nan la ñu mën a tojee otoom sànni ko xeer sëriñ loolu ba nekk fa xaw na maa jaaxal may gañ loolu daal jaaxal na ma man. waaw loolu daal jaaxal na ba nga xam ne man daal man ma gëm loolu ne loolu ay version parce que avant tout billahi wallahi taala newoon nañu ma Modou Lo du ñëw signature contrat. jot nga organisateur bi yow. waaw jot nga organisateur bi jotaguma organisateur bi. waaye man bu fekkee ne lii la ñu bëgg a def nii en signature contrat y a 2 fois. troisième fois du ma ko nangu sinon ñu bay signature contrat yi ñu def ci làmb ji rek. lu ko ci neex na ma CNG bi ndax gisee wax na la dara. CNG bi actuellement gisaguma waaye jàpp naa ne ci kàttanu yàlla incha allah xam naa dañuy woote te bu ñu wootee itam man li nga xam ne loolu am parce que ki nga xam ne ki mooy vice président bi gis naa ko léegi. moom a gën a xamal sax ne Modou Lo dem nañu biro. ok d'accord. jërëjëf mbokk yi dellusiwaat ci plateau bi ci li nga xam ne mooy réaction yooyu nga gis léegi diggante Modou Lo ak ki nga xam ne mooy ménager Ama Baldé di Abdou Bakhoum réaction yi dégg ngeen ko léegi Mamady. dégg nga Abdou Bakhoum. dégg naa ko Alaaji Ngagne dégg naa li mu wax Alaaji mais loo ci mën di dégg rek Modou Lo ak Ama Baldé ñoo war a bëre te ñoom ñëpp Alaaji Ngagne Sénégal la ñu dëkk na ko supporters yi nga xamante ni ñoo topp ci seen ginnaaw xame noonu na ko staff bi nga xamante ni ñoo topp ci seen ginnaaw xame noonu Modou Lo bu daanee ndam li du gën Sénégal Ama Baldé bu daanee ndam li du gën Sénégal lépp nañu ko def ci fair play rek Alaaji Ngagne surtout loolu moo ci am solo quoi parce que yenn yi amul sens comme Modou Lo juñ na ko léegi Ama Baldé moom mooy ki nga xamante ne mooy kii wutu parce que Modou Lo actuellement moo nekk roi des arènes Alaaji Ngagne Ama moo doon rêvé pour bëre ak moom comprendre nga bu baax kon ñiy topp ci seen ginnaaw nañu ko xamee noonu rek c'est la première fois mu bëre combat royal moom Ama Baldé war cee daje ak Modou Lo parce que daje woon nañu seen diggante am nu mu fa demee ñoom ñaar daje woon nañ ci mbapat Alaaji Ngagne Diagne Modou Lo daan ko am nu mu fa demee woon ba léegi ñoom mënuñu digérer loolu Alaaji Ngagne kon ñoom ñaar ñoo war a daje fii ba combat ba li nga xamante ni mooy am ci diggante bi mooy face à face yeeg lépp nañu ko def ci fair play rek def ko ci respect Alaaji Ngagne xam ne ñoom ñëpp ñooy mayante xaalis diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu xamee ko noonu parce que sport dafa war a boole waaye warul tàggale yenn yi séntuwuñu ko ci sport Alaaji Ngagne. jërëjëf séntuwuñu ko ci di xaar nag réaction ki nga xam ne mooy organisateur bi li ñu koy ENCO ndax tamit dégguñ ko ci te it mbir mi attention nañu jël seen responsabilité combat bi du combat boo xam ne du combat waya combat la bu am solo boo xam ne nañu jël engagement yi ñu war a jël ko mbër yi jël seen responsabilité ñu mën a demaat ci beneen face à face ou pas Abdou Badji am na lu mu lancé nee na bu fekkee ne mënuñoo kii ñu joxante rendez-vous ca làmb ji est-ce que loolu dina neexal làmb ji. waaw loolu du neexal làmb ji ndax première partie yi looloo taxoon mooy may nit ñi envie. pour ñuy gën a sawar pour ñëw làmb ji waaw. mais bu fekkee ne mënut a ñàkk loolu moom mooy solution bi. mooy solution bu fekkee ne fu ñu dayee rayante mbër mun na cee gaañu làmb ji dootul am. te boobaa promoteur bi mooy ñàkk mbëri ñoom ñooy ñàkk. bu fekkee ne dem na ba sës fi ñu def leen jox leen rendez-vous ci jour ba ñu ñëw bëre quoi. voilà ndax ci daje yi nii lu ne mën na cee am te bu ci amee lu jéggi dayo rek dañuy gën a gàkkal deru làmb te jaru ko ndax gars yi làmb ji moo leen toll foofu nag. gars yi làmb ji toll na leen fu raw loolu sax. mais nag ak lu ci mën rek nañ ko def ci dal def ko ci teey te xam ne Sénégal moo ci gagné comme ni ko Mamadi waxee. def ko duplex rek Alaaji Ngagne Diagne kenn ku ne toog këram rek. Ama Baldé toog ko ñoom Modou Lo toog ko ñoom ñu def duplex. waaw day neex mën naa ne. waaw je pense que loolu ku ne mën na ko. je pense que solution yi di jeex. waaw mën nañu wut yeneen solution. mën nañu wut yeneen solution parce que bari na trop. buñ ci gënee waxtaan ci seen biir daal solution yi bari na trop ñu mën a jokkalante ay kaddu te yaakaar naa ne dara du ci jibu daal Alaaji Ngagne. mais il faut ñu ut solution de ndax cette fois ci bii ñu ñëwaat nii Modou Lo bii ñëwaat bu ñu war a dajee dinañ ñëwee beneen xaru kanam bu weesoo ni mu ñëwee nii te ñee tamit dinañ préparé maanaam lu ko bett la non lu ko bett la su ñëwaat du ñëwee noonu comme ni mu ñëwee nii dina ñëw am beneen façon bu mu ñëwee te intention boobu noonu rek mën na jur leneen nañu xool daal nuñ ko gérer ba xamoon kenn du laalante sa morom xam nga comme ni ko Mamadi waxee rek ñu def ko di place ku nekk toog këram wax li ngay wax après bu làmb ji jotee ñu bëree que le meilleur gagne. voilà le 13 mars la ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé muy combat royal ni ko Modou Lo waxee Luc Nicolaï ENCO di ko organiser je pense que balaay boobu dinañ jël matukaay yi ñu ci war a jël mais bokk na ci combat yi Sénégal yi gën a xaar combat gi gën a populaire ci combat yi combat boobu la kon je pense que jël ci matuwaay
léegi ba ñu mën see dugg bisimilah def ci baax mbokk yi démb ci bés bi nga xam ne mooy 25 décembre diggante Baye Mandione ak Xoyantaan seetaan yi ambiance bi ak combat yi dellu soit ci plateau. waaw. sama maam moo ko njëkkee Fodé Doussouba mooy sama maam Magu Faalay Baldé mooy sama maam waaw man dama bokk si lamb. kon mu mel ni da ngaa doon cosaan tey da nga indi li say maam doon def. waaw non incha allah wuy ma tey damay ñëw résider incha allah à suivre rek à suivre ba si kanam incha allah waaw. jaajëf kay. tey ñu gis la nga def sa mbaxana Gambien sol drapeau bi ñëw supporter si Xoyantaan. billaay de yaa ngi gis loolu la daage nañ si fans club bi du tey te il faut ñu ñëw jàppale ko mooy suñu bor bu mag bi. mais tey Baye Mandione ngeen fekk si de sénégalais. ay dara Baye Mandione ñoo ko mun ay tout not. da ngeen a yaakaar ne Xoyantaan ni mu nekk roi des arènes Gambie bu ñëwee foofu da koy am ci fii ci Sénégal. dina ko fi am bu soobee yàlla suñu borom te ndam rek. Baye Mandione nee na tey du leen may dara de tey kii yi lay indi. day war lu ko neex rek xam nga Baye Mandione dafa bari wax day war rek lu ko neex Baye Mandione am na ñoo ko mun. si jàmm alhamdulilah lamb ji gis nañu temps yi presse bi jafe-jafe yi bari na torop fi ñu leen di teg kaaf bi ak ay ñoom seen dafa am lu ñuul ci soom mi te bokk ci per nag loolu naka nga luñ ci mën a wax ak lan nga ci mën a conseil non li nga wax man comprendre ma ko xoolal presse fi ñu leen def dañ leen a parqué foo xam ne ñoom ñoo fay ne ñoom kese dinañ fexe ba kenn du jaar seen kanam lu dul mbëri donc léegi trouvé nañ solution boobu amul problème. mais ñëpp a ngi fay jaar per lu dul mbëri sax dañu fay jaar léegi. léegi am nañ fay alkaat yoo xam ñoo ñuy sàmm bu combat amee kenn du jàll ba combat bi jeex ñu jàll fa waaw. mais per est-ce que nekk foofu di jël combat kese parce que boo fa nekkee doo mën a am réaction doo mën a am xar nga fuufa combat rek nga mën a jël est-ce que loolu itam neex na ci liggéey bi quoi. waaw xam nga am na foo xam ne man falaayam li ci des samay kilifa ñooy joxe ndigal man fi ma yem mooy ne nañ defal lii rek ma def mais ñoom ñooy weesu loolu du man ñoom ñooy joxe ndigal buñ ñëwee fii la ñuy yem falaay yem.
liggéey liggéey bu am solo nag te it seetaan leen ma amul solo de seetaan leen ko moo am solo te ñu ngi leen di seetaan. mais père ginnaaw bu ma la nuyoo ba pare dama la bëggoon a laaj ci combat dimanche bi passé diggante Tapha Tine ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang numéro 2 ni ñu bëree gis nga ko père boo ma amoon jàngat boo ma ciy defal naka nga ma koy wax. xam nga doole doxul jàmm Boy Niang lépp lu ko waroon ci combat bi def na ko mais Tapha Tine dafa bëree consigne xanaa xamul ne Tapha Tine war a man ci lamb ji dafa amul caay-caayu mbër mais bu amee caay-caayu mbër kenn du ko dal Boy Niang nag xale la mi ngi soog a dugg ci lamb ku daan Garga Mbossé daan Sa Thiès yaakaar daan Sa Kajoor xam nga ne daan nga ay champion li ko dese nag mooy jom la wane ci biir combat bi parce que jom ji mooy say baaraam damm na nga bërewaale ko daanu par avertissement loolu du gàcce Tapha Tine nag na ko xale yi moytu bu baax a baax a baax a baax du jaarukaay du jaarukaay du jaarukaay du jaarukaay moo tax lamb ji daal barki démb am na fu ma nawee Boy Niang ci li fi amoon dimanche ci diggante Siteu ak Papa Sow moo tax ma nëbb sama dama bi ba nga xam ne bëgguma ko wone loolu ci jom la bokk ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñaari mbër yëpp di féliciter Tapha Tine nag parce que dama ne tardement la am ci lamb rek waaye billahi bu yewoo mbër yi am problème te bu kii dofee mbokk ma dopul te Bawol gépp ànd nañu nag léegi jàppale ko papam génn ci complètement bàyyi ko ki bokkam ñu def ko champion ndax dafa bokk ci xale yi nga xam ne wërsëgam a ngi ci làmb ji dafa war a lekk ci làmb ji Tapha Tine kenn mënu ko combat bi daal combat la boo xam ne bëri nañ ko ci jàmm Tapha Tine ak jox nañ ko victoire Boy Niang nag góorgóorlu dem wutiwaat doole ndax expérience bi kenn waxu ko parce que boo gisee ni mu bëree dimanche rek nga xam ne borom expérience yal na yàlla def jàmm daal. wala da ngay bëre. lépp a ngi bëre lépp. adversaire bi nee na tey du la may dara de adversaire bi mu ne du la may dara tey. su ma doon ñaan fële laay toog Gambie ñaanuma kenn kan laa ñaan. ci kanam mu leer.
rek ni maa ngi ñaan autorité Mbour yi ñu jàppale Bombardier wàccoo na ak ñoom heure bu takkee jaaj yi jóge Mbour ñëw ci stade bi guddi Mbour jox leen ñaari roi des arènes te heure bu jógee ñeenti kaara koy topp wala juróom ñu fay ko centaine de millions may wax ni Bombardier làmbam ji su ko autorité Mbour yi dimbaliwul président Macky Sall na wàcce ñooñu ñëpp te Bombardier na am fayda ju toll ni ña fay xëccoo maire mu jàppale leen pour bu ëllëgee su amee bis ñu mën koo jàppale may wax rek ni ñaanalu ma ko nag lu dul loolu Bombardier Balla Gaye ko delloo si bëre woon nañu ma feebar wax amateur yi ñu ni loolu du dëgg waaye le premier bu nu dajee ba bëre ba pare dana regretter lan moo tax mu dajeeg sama doom ji mooy xut bu samaanu mbër yi moo mën ci mbër yi jërëjëf. Père Bourkhane ginnaaw bu ma la nuyoo am na lu fi amoon dimanche passé ngeen jóge ci diggante Tapha Tine ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang naka nga ma ciy mën a wax sortie yi bari na am na sortie yu ngeen def yéen waa Pikine naka nga loo ma ciy expliquer Père Bourkhane. wax ni rek li fi xew dimanche passé wax dëgg yàlla ñun ay jàngat lañ ci def jàngat yi ñu ci def tamit xam nañ ni sunu poulain xaj na ci biir groupe bi mu nekk parce que suñ ne par exemple soo duggee ci VIP yi mën nañ laa gaañ wala mën nañ laa def dara te nga nekk seen biir di leen dominer même bu fekkee ni ñoom gagné nañ par point loolu jàngat yi ñu ci def mooy xam nañu rek bu ñu continuer liggéey li ñu soxla incha allah dinañ ko am waaw. mais dafa am beneen coow bu juddu waa kaaw ki nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 dal di ne du ñu bëre ak yéen tant que defu leen yeneen ñaari combat yoo xamante ni da ngeen cee wane ay jaloore loolu ban jàngat nga ma ci mën a defal ak yéen bi ngeen ko déggee naka la def ci yéen. non man amul dara lu may def parce que ñun contrat la ñu signé contrat bi ñu signé ak Gaston Mbengue mooy Boy Niang ak Balla Gaye ñun mënuñoo bëri ji beneen combat budul Balla Gaye Balla Gaye aussi mënul bëri beneen combat lu dul combat yi nga xam ne Gaston Mbengue moo ko programmé tey su ko ligue bëggoon a bëreloo du ko mën a bëreloo tant que amul autorisation Gaston Mbengue kon nag li nga xam ne loolu la ñuy wax mooy actuellement ñun contrat la ñu am contrat boo xamante ni Gaston moo ko tëgg te li programme bi mu am mooy diggante Boy Niang ak Balla Gaye kon nag loolu ñuy wax noonu dañ koy wax nii rek parce que combat boo xam ne tey jii le premier sax combat Balla Gaye Boy Niang mëdd na ko boo xoolee actuellement foo mën a dem grand place boo dem waxuñu Balla Gaye Bombardier mais Balla Gaye Boy Niang rek la ñuy wax. Ibrahima fan nga jëm ci lu gàtt rek. waaw ñoo ngi jëm le 9 janvier incha allahu rabbi diggante Ndiaye Tine ak Baye Mandione Junior mu nekk drapeau Bira Sène président CNG ak Ndiaga Thiam bu Pape Diop Basson ak Boy Niang mu nekk drapeau Papis Diop maire Tivaouane Peulh Niang diggante Gibson bu Tay Singa ak Boy Soussou mu nekk drapeau Fallou Faye loolu foofu daal lañ jëm le 9 janvier incha allahu rabbi stade Iba Mar Diop. fan la jëm. waaw maa ngi ñëw le 16 janvier combat yu doy waar si kàttanu yàlla. dëgg Youssou Ndour la bu ma jumal ak Caatu Yoff. waaw Youssou Ndour bu Balla Gaye Caatu Yoff Boy Dakar Caatu Ngewel Xeeru Ngor 2 Koña 2 Giro Seras Nokia. moon na benn face à face bu waroon am diggante Ama Baldé ak Modou Lo ñun nag gis nañu Ama Baldé dugg si na toog fañ ko réservé loon Modou Lo yeggseegul ñun ci loolu lañ mën a tënkoogum am na jafe-jafe ci biti ba yeggsiwul loolu leeruñu li ñu xam daal mooy Ama ñëw na toog na place bi ko réservé woon Modou Lo gisaguñu ko dafa ñu manager am di ñëw nag déclaré ne Modou ñëwul ndax lii moo tax ak lee moo tax loolu daal lañ mën a wax dëgg yàlla mais mënuñu wax loo xam ne mu ngi ci biti dañu nekk ci biir te jotuñu information bi. ñun topp nañu ko Alaaji Ngagne Diagne mu ngi ci plateau bi topp nañu ko dugal nañu Modou Lo dugal nañu
ménagère am dugal nañu Abdou Bakhoum topp nañu ko ba am ci ay leer ne ñëw na waaye jafe-jafe yi moo tax yegg siwul. jafe-jafe yooyu yàlla na ko yàlla teggi su fekkee jafe-jafe am na yàlla na yàlla teggi jafe-jafe yooyu liñ mën a wax rek mooy jàmm la ñu woote woon te jàmm la ñuy xaar nit ñi te ci jàmm jooyu lañ toog également yàlla ñu yàlla dolli jàmm fekk am na jafe-jafe tax bi yegg siwul yàlla na ko yàlla teggil mais liñ bëggoon mooy wax dëgg yàlla mu yegg seeg jàmm jël nañ ay disposition pour que mu ñëw ni Ama ñëwee mu ñëwee noonu maintenant su fekkee ne am na foo xam ne am na fa tolof-tolof ñu ngi ñaan mu teggil ko vraiment mais su sañoon ñoom ñaar ñu toog def seen face à face ci jàmm ak salaam après vraiment ñu dem. tey la ab gaaw di ñaar fukki fan ak juróom di fukkeelu weer ak ñaar ci weeru tubaab atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn ndeysaan cokkaas na ko daw na jël ko moom Mbégane Ndour moom Thiatou Wakam Mbégane Ndour teeru ko jàpp ko Thiatou Wakam daf ko bëgg a jàpp dóor ko pik ñaari xale yaa ngi xeexa daw na jël ko daan na ko waaw daan na ko waaw daan na ko oh Mbégane Ndour Thiatou Wakam daan na la waaw mayu ko dara dafa topp xeex bi moom Mbégane Ndour mais Thiat siyaar na dool mi ziar mais li nga bëre tey lan la li ma bëre lii lañ ma sant bëre rek ñëw dal waaw ndax adversaire bi da nga ko woo ci xeex ba mu ñëw nga war ko wàcc ci suuf non loolu mooy làmb ji loolu rek laa war a mën a bëree ndax dama am sama premier combat dama ko ñàkk barke Seydina Mohamed mais booy bi xelu mag nga ko jaay mais tamit ñi ñoo ko def ci man ñaari mbër yaa ngi léewtoo diggante ñax jëriñu numéro 2 ak Ngom Feles ñax jëriñu numéro 2 moo leen wan ginnaaw Ngom Feles moom ngeen jàkkaar lool Ngom Feles jël na ko ñax jëriñu ngoobu na ko deuxième combat de la soirée ñaari xale yaa ngi léewtoo fàq na ko bañ na la ilaha illallah mu ngi koy wéyale ñax jëriñu Ngom Feles fàq na ko mu rëb doole ñaari mbër yaa ngi ci suuf Seydina ndeysaan deuxième combat de la soirée waaye ñàkk jëriñu numéro 2 Ngom Feles waay moom ngeen jàkkaar lool ñàkk jëriñu numéro 2 moo leen wan ginnaaw mu ngi koy jëm a bët moom Ngom Feles wéyale na ko daan na ko waaw Ngom Feles daan na ñàkk jëriñu numéro 2 ay laa illallah da ko gën a bëgg bëre bi deuxième combat de la soirée ñàkk jëriñu numéro 2 daan na Ngom Feles te ñàkk jëriñu numéro 2 def ko noonu sama doom daf ma ne papa kañ ngay daan gëj na maa daan waaye daanaat nañu ko tey moom ñax jëriñu numéro 2 ñu ngi tey samedi 25 décembre atum 2021 wala boog ma ne leen tey la ab gaaw di ñaar fukki fan ak juróom fukkeelu weer ak ñaar ci weeru tubaab atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn Thiatou Ama Issa Pouye numéro 2 ndeysaan jàppante nañu ñoom ñaar Thiatou Ama Issa Pouye numéro 2 fàq na ko Thiatou Ama fàq na ko waaw daan na ko waaw daan na ko Thiatou Ama daan na Issa Pouye numéro 2 Seydina Thiatou Ama daan na Issa Pouye numéro 2 bu ngi gisee ci seen biir waaw daan na ko waaw Thiatou Ama daan na Issa Pouye numéro 2 jël bu amul benn werante ndeysaan daf ko fàq mu def 4 appuis mu daw yeggale ko tënk ko Thiatou Kairé ak Naturel ndeysaan Thiatou Kairé moo xaw a xees moom ngeen jàkkaar lool Naturel mooy dox noonu Naturel a ngi dóor Thiatou Kairé jël na ko Naturel jàpp na ko ñu ngi jàppante roof na ko caxabal daan na ko waaw dañu xaar arbitre bi ñu ngi gisee ci seen biir Seydina quatrième combat de la soirée waaw ñu ngi arbitre yaa ngi gisee ci seen biir waaw Naturel daan na Thiatou Kairé Seydina Naturel daan na ko Naturel bu sant yàlla rek mais ci loo nekk li nga bëri lan maa ngi sant sëñ Saliou rek lii jaa nga bëri rek nekk si ginnaaw Papa Kairé ay ñoom Makou Ndiaye waaw tey adversaire bi dafa ñëw mayoo ko dara nu mu fa demee noonu dama xam ne maa ko mën Ibou Afia ak Kaysara mbokki déglu i rajo di seetaan ITV ñu ngi fii ci arène nationale dew na jël ko moom ngeen jàkkaar lool Kaysara wopp boobu daw na jël tànk bi door na ko njiin tex na ko rof na ko caxabal bañ na mu ngi koy kii waaw daan na ko Alaaji Ngañ Ibou Afia daan na Kaysara jël ba amul benn werante ndeysaan décembre atum 2021 Alaaji Ngañ ñaari mbër yi jàppante nañu mayante wuñu dara
xeex sax amu ci Alaaji Ngagne jàppante nañu dóor na ko tànk rëpp na daan na ko waaw Malick Modou Feugeula daf ko faq Mame Balla daal di rëpp arbitre dina bëre leen waaye Modou Feugeula mu ngi fo ci bëre bi da Alaaji Ngagne Modou Feugeula ngi fooye Mame Balla daw na jël tànk bi Mame Balla jël na ko Alaaji Ngagne mu ngi koy dajale Modou Feugeula lii de boo ci génnee Mame Balla ngi koy dajale Mame Balla ngi koy dajale daan na ko nañu xaar arbitre bi nañu xaar arbitre ñu ngi gisee ci seen biir waaw Alaaji Ngagne Mame Balla daan na ko Modou Feugeula danoon fo wàcc na moom Boy Baldé wàcc na waaye yow Boy Baldé mi dana kut rek dafa war a jëli ki nga xamante ne mooy Karas daan ko arbitre dafa soufflé rek mu daw jàpp ko Alaaji Ngagne waaye ñu ngi jàppante ñoom ñaar Karas mayu ko dara Boy Baldé ñu ngi bëri ñoom ñaar Karas ak Boy Baldé mu ngi koy jéem a takk Boy Baldé takk na ko Karas a ngi déclassé mboot Boy Baldé bañ na ndeysaan ñaari xale yaa ngi bëre Karas moo leen wan ginnaaw ngemboo ngem bu ñuul bi tojtale ko benn morceau bu xonq ci ginnaaw ñu ngi jàppante ñoom ñaar ci wetu saaku yi mayante wuñu dara ñoom ñaar Boy Baldé roof na ko caxabal mu ngi koy forcé mboot na ko waaw daan na ko de waaw Ibra Gabou ak Batista Ibra Gabou ak Batista ñu ngi réewtoo ñoom ñaar Ibra Gabou ak Batista ñu ngi réewtoo ñoom ñaar door na moom Ibra Gabou Batista tontu na ko daw na jël ko Batista jël na ko ñaari mbër yaa ngi jàppante mboot na ko daan na ko waaw wala daanagu ko daanagu ko Ibra Gabou Batista Ibra Gabou songale na ko mu bañ Batista kente Ibra Gabou Batista daan na ko waaw doole doxul jam Batista daan na Ibra Gabou doole doxul jam Batista daan na Ibra Gabou jël bu amul benn werante ndeysaan Baye Mandione yëkkati na public bi nee na leen dama koy duma xoyantaan a ngi ñaan ndeysaan xoyantaan ndeysaan ak Baye Mandione ñu ngi taxaw xoyantaan a ngi def ay ñaan wala boog ay jat toj na benn Alaaji Ngagne Diagne xaw ma lu mu doon def noonu de Alaaji Ngagne waaye arbitre bi nee na ko pare nga consulté na ay siisam ba pare arbitre bi soufflé na Alaaji Ngagne Diagne Baye Mandione ak xoyantaan Baye Mandione a ngi dox wurti xoyantaan a ngi def ay déplacement tey la débéer wala boog dana leen tey la ab gaaw Baye Mandione yéeg na ko gauche droite xoyantaan remis na ko Baye Mandione Alaaji am na lu xew nañu xaar arbitre bi am na lu xew de jaxasoo na de Alaaji Ngagne nañu xaar arbitre bi remis la Baye Mandione daf ko yéeg gauche droite ki nga xamante ne mooy xoyantaan remis ko ñu daw jàppante waa dañu njaax ci bëre la bokk Alaaji waa soufflé dañu koy soufflé waat Malick Ngom mooy arbitre central bi mu ngi waxtaan ak ñoom soufflé na ko ndeysaan arbitre bi soufflé na Alaaji Ngagne Diagne mbokk yi seetaan ITV di déglu i rajo ñu ngi fii ci arène nationale xoyantaan jël na ko Alaaji Ngagne mais Baye Mandione ubbil na ko falaata loolu dara wóoru ci fala gauche bi mu ubbi woon ci la xoyantaan di jaar Baye Mandione a ngi dóor xoyantaan a ngi jéem a jàpp Baye Mandione a ngi jéem a dóor na ko mu daan la ilaha illallah Alaaji Ngagne Baye Mandione dóor na ko mu daanu Baye Mandione dóor na ko mu daanu Alaaji Ngagne Baye Mandione dóor na xoyantaan mu daanu Alaaji Ngagne
jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ñu demee le 25 gis nga journée bi nu mu riche en couleur ci wàlli bàkk ci wàlli lamb xoyantaan ak Baye Mandione gis nga kaw la mujjee Baye Mandione daan ko jël bu set wecc kon ñoom ñaar defe naa tàggooruñu léegi. waaye nag bu ñu revenir tuuti ak combat bi nga xam ne diggante Modou Feugeula ak ki nga xam ne mooy Mame Balla jar na xoolaat. jar na xoolaat ci première jël bi. je pense que dinañ ko ak ci ralenti bi boo xoolee nii. di nga xam ne am na lu xew ci jël bu njëkk bi. loolu jar na seetaat. waaw jar na seetaat parce que tamit bon diggante Baye Mandione xoyantaan nag foofu arbitre dafa intervenir. voilà moo tax combat mënutul woon am parce que bi ñu demee saako yi arbitre yi dañu daw dajaloo. loolu ça veut dire que xam nga toujours maa ngi naan arbitre yi dañu war a yor drapeau. mooy juge yi. waaw pour action amee ñu yëkki. parce que ñi ngay arbitrer ñi ngi ci tribune yi. lu ñu dégg sifflet. loolu yàgg naa ko te je pense que war na bokk ci innovation yi. war nañu yor drapeau yoo xam ne. bu action amee ñoom bu ñu yëkkee rek. dinañ xam ne sifflet am na. comme ni ko waa CEDEAO di defee. voilà mais parce que sifflet bi ñi ci tribune duñ ko gis. parce que daw ci kaw mbër yi. ci sifflet kenn du ko dégg. te ñi ngay arbitré ñi ngi ci kaw tribune yi day di werante. wax naa ko vraiment ñu jox leen drapeau yoo xam ne bu action amee bu ñu yëkkee rek nañ xam ne moment bii la woon. loolu je pense que ci innovation yi maa ngi koy wax CNG bi loolu baax na ci depuis maa ngi koy wax. ñu bàyyi ci xel. gis ngeen combat yi fa jot a am vraiment muy combat yoo xam ne riche en couleur réaction yi gis nga leen mais dellu siwaat nag ci ñi nga xam ne mooy sunu invité. Mamady invité bi mooy kan boo koy présenté. waaw invité bi mooy xale bi nga xamante ni moo ñëw ci làmb Alaaji Ngañ def 20 combats yi mu am ci 14 victoires ak 6 défaites Alaaji Ngañ Diagne 20 combats 14 victoires ak 6 défaites. kookoy kan kooku mooy Alioune Seye numéro 2. Alioune Seye numéro 2 Alaaji Ngañ bu ñu koy wax kooku moo daan Ndoof ñaari yoon. moo daan ki nga xamante ne mooy Khadim Sarr. moo daan ki nga xamante ne mooy Baye Cheikh moom Alioune Seye numéro 2 ça fait waaw moo daan ki nga xamante ne mooy Khadim Sarr daan ki nga xamante ne mooy Ndoof 2 fois daan Feugeula daan ki nga xamante ne mooy Adama Diouf daan ki nga xamante ne mooy Yanda kooku mooy Alioune Seye numéro 2 daan ki nga xamante ne mooy Issa Pouye muy ci combat yi nga xamante ni yu mujj ci la bokk Alaaji Ngañ Diagne daan ki nga xamante ne mooy sos di victoire am boo xamante ni victoire bu mujj la. mën nañu waaw daje ay ténor daje ak ay tonnerre ndax mën nañu ne presque première défaite am bi nga xamante ni moom la nit ñi gën a xam mooy digganteem ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo nga xamante ne daje na ak moom ça fait 11 février 2006 Alaaji Ngañ Diagne stade Iba Mar Diop keroog Moussa Dioum ak Balla Diouf ñoo bëri grand combat bu mu jumlee Alaaji Ngañ waaw waaw bëri fa ak Moussa Ndoye waaw Moussa Ndoye daan ko ki nga xamante ni mooy Boy Bawol daan ko mën nañu koo jàppe ci ay défaitam yi nga xamante ni moom la jota arrêté ci li nga xamante ne mooy carrière am di défaitam yi nga xamante ni moo ëpp importance Alaaji Ngañ Diagne. voilà léegi dañuy ñëw nag ci li nga xam ne mooy retour bi ci li nga xam ne premier combat bi nga xam ne seetaan nañ ko ren daaw diggante Issa Pouye ak Alioune Seye numéro 2 dellu soit ci moom. Issa Pouye nag gëj a bëre bi dafay feeñ ci moom bu baax. waaw et puis Alioune Seye 2 dafa mel ni dafa bëgg combat bi yàgg. waaw. waaw boo gisee moo ko arrangé. waaw moom loolu la. avant l'indépendance. waaw ma seetaan benn combat. mbër bi mouchoir la yore. boo ko taqalee suuf. waaw mu fomp. waaw ñu ngi xeex. ña ngay xeex de. ña ngay xeex. ña ngay xeex Issa jël na. ña ngay xeex. ñu ngi xeex kay. door na ko mu daanu. waaw lii la doon xaar. door na ko mu daanu. waaw Issa combat bu yàgg bi gënul ci moom. door na ko mu daanu. mais Issa Pouye nu muy xeexee baaxul. door na ko mu daanu ni mu duggee baaxul. combat bi newoon naa la yàgg gënul. waaw réflexe yi nekkatu fi warul passé juróomi minute. toog lu yàgg bërewoo voilà. dafa feeñ ci combat bi. boo xoolee ni muy léewtoo. baaxul. dafa perdre repère ni muy dóor baaxul. repère yi amatul daal. waaw. ci combat boobu la ñu jëkk waxtaan. yaag Issa Pouye bëree la indi woon wala da nga doon chercher kaawul. waaw père tout d'abord dañuy sant yàlla rek. waaw di julliwaat yonent bu baax wax di wax alhamdulilah rabil alamin comme préparer combat dafa metti moom.
ngay ut sa morom di ut yàlla may la xañ ko xam nga loolu day na sant yàlla. dañ ciy sant yàlla mais làmb moo ñu indi woon nag. jël ñu woon intention pour dóor ko mu daan wala affaire yooyu noonu xam nga làmb moom booy ñëw da ngay préparer lépp. waaw da ngay indi lépp rek comme làmb moom làmb la ñu wax dañu ñëw làmb comme yow la yàlla tombé dañ ciy sant yàlla. xam nga koo laaj lépp wala moo la laaj. waaw làmb moo ñu boole rek te mbax moment bi ma koy jël boobu combat dëgëroon na ci man. presque toog naa 2 années balance bëriwoo. waaw te xam nga lu mu bon moom def na am na lu mu def marqué na empreinte am ci làmb. bëri na fekk ay ndaanaan yu bëri. kon jekk na jaadu ma jël ko pour relancer wu waat quoi. pour relancer wu waat waaw. mais yow da nga ko jëloon daal pour jàll ci kaw. waaw objectif bi du woon moom sax wax dëgg yàlla. mais comme li ma wax rek. am na si loo xamante ni dafay sës. dafay sës il faut rek nga jël ko comme làmb nga yaakaar. di toog ay 2 années balance doo bëre. sa morom yi di bëre ki ngay bañ ren moom mooy déwén day bëre di bëre déwén sax mën na la romb. voilà te loolu laa si doon bañ. loolu nga ci doon bañ ñu ñëwaat nag ci beneen combat bi seetaanandoo ñaari combat yi sa diggante ak Zoss. Zoss daanaan la day xool parce que ragalul du daw kurbeñ day xool voilà. et puis en tout cas c'est un combat à enjeu. coup d'envoi combat ba dem na. arbitre bi sifflé na. ci diggante Alioune Seye numéro 2 ak Zoss bu écrit dóor dóoraat. ku ci nekk tànku ndijoor nga teg. du ngay leetoo. ku ci nekk tànku ndijoor nga teg. donc je dis que actuellement ñoom ñaan ñëpp dañu bokk garde à droite lañ def garde rapproché donc boo gisee Zoss mi ngi dox ci kawam. Zoss doon na Alioune Seye teg ñaari pas arrière. donc mi ngi attaqué mais écartement tànk Zoss. waaye ba tey nag du ngi leetoo. ñaari tànk Zoss dañu yaatu donc stabilité bi amu ko. daw na jëli ko. Alioune Seye ngi doon Zoss jël na ko. Zoss loxo bi. loxo ba. mën na bëriwaat mais bu signé ko mais médicalement médecin bi ci kanam gi la nekk. waaw ci kanam gi lay xoolatul loxo bi. donc kon daa jël coup. waaw dafa jël coup daa jël coup. dafa jël coup def simulation ci loxo bi. def simulation ci loxo bi dama jël coup def simulation ci loxo bi. waaw parce que daanaan la nag parce que gis naa uppercut bi nga xam ne moom la ko. xale bi génnee dafa enchaîné ñaari uppercut jàpp ñett yu baax coup de dégagement la. Sala kon Alioune Seye numéro 2 daan na Zoss. ñu dellu si combat bi. Zoss dafa blessé ci kanam. sur décision médicale gisuñu blessure bi nag. dafa enchaîné ñaari uppercut Mamadi. waaw am na solo trop parce que Alioune Seye 2 moom taa yi moom dóor yi la jël Alaaji Ngagne Ndiaye. waaw dóor yi la jël waaw taa yi dóor yi la jël de waaw. non maa ngi bàyyi xeer yi. loolu Saliou ma xeer Alaaji Ngagne. waaw boo ko seetloo combat bi gis nga ni mu demee. boo dajalee ñaari. waaw mu dajalee ñaari. digganteem ak Issa Pouye digganteem ak Zoss. mën nañu ne ñaari revenant la Alaaji Ngagne xam nga Issa Pouye gëjoon na ci làmb. gëjoon na ci làmb bien vrai que ni ci victoire la jóge woon nag digganteem ak Roog Mbalax mais yàgg na. par décision la ko Issa Pouye gagné woon Zoss itam bàyyi woon na fi làmb ñëwaat Alioune Seye numéro 2 jóge woon ci digganteem ak ñàkk jëriñu combat ba avorté mu jëwul yàgg mujjee ci li nga xamante ne mooy ay coow te bi mu jël ñàkk jëriñu boobu ci defet la jóge booy bawul moo ko daanoon mu jël ñàkk jëriñu nga gis combat ba na mu demee mujjeewul am Alaaji Ngagne Ndiaye mu jël ki nga xamante ne mooy Issa Pouye koo xamante ni doyen la ci làmb Alaaji Ngagne yaa ma ko gën a xam daje nag ténor yi nga xamante ne nekk nañu fi mu daje ak nga xamante ne mooy Alioune Seye numéro 2 daje ak moom corrigé ko ci kaw xeex mais Issa Pouye li nga xamante ne moo ko gën a rey ci combat bu Alaaji Ngagne Ndiaye parce que toujours day ñëwee ne damay teggi tuuma damay wane ne mën na maa xeex te Alaaji Ngagne xeex bi Issa Pouye dafa des non teggi tuuma moo ko indil moo waral épricule bi parce que boo ko gisee ba muy yéeg ki nga xamante ne mooy Alioune Seye numéro 2 ay gauche droite daf ko yóotu ji te bu ko yóotu ji da ngay gis ne day sëgal bopp bi kooku Alioune Seye numéro 2 cherché na li nga xamante ne mooy épricule bi lu yàgg Alaaji Ngagne Ndiaye cherché na ko lu yàgg cherché na ko 3 fois mu échec bi mu ñëwaatee wala 3e fois bi ci la sotti ci la ko dóor mu jaaxaan Zoss itam mu kor ko mais gis nga ko Alioune Seye moom da ngay gis ne tout le temps rek parce que dama ne toujours rek ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn dama gis ne Alioune Seye numéro 2 ñam na kaw bi te li mu defoon ki nga xamante ne mooy Issa Pouye day jël tout le temps bëgg koo def Zoss te pour mu def ko Zoss yaakaar naa ne mooy gën a yomb comme mu def ko li nga xamante ne mooy Issa Pouye su ma ko waxee nag dina jaaxal ñu bari Alaaji Ngagne Ndiaye parce que relos bi ci la li nga xamante ne mooy taxawaay bi ci la bokk Alaaji Ngagne Ndiaye parce que boo ko seetloo Alioune Seye numéro day xool toujours Zoss ne Zoss mi ala kulli alin day ñëw parce que ñëw la am ci combat bi
sos itam seetaan na Issa Pouye ak ki nga xamante ne mooy Alioune Seye xalaatu da ñëw di xeex ak ki nga xamante ne mooy Alioune Seye numéro 2 Alioune Seye numéro 2 it peut-être déglu na sos tuuti parce que am na fu mu jaaroon ak magam màggi Alioune Seye numéro 2 mi sos daan na ko mu yàllam daal loolu itam peut-être ki nga xamante ne mooy Issa Pouye ki nga xamante ne mooy sos bëriwaale na ko te ñaari adversaires yi nga xamante ni ñoom la Alioune Seye numéro 2 mujjee am daje nañu ci seen biir te sos moo daan ki nga xamante ne mooy Issa Pouye loolu moo waral Alioune Seye numéro 2 toujours day xool sos mu ñëw rek pour mu remis ko wala mu dóor ko mu wàcc mu ko dóore da ngay gis ne ci bët bi la daal mais sos dafa signalé loxo Alaaji Ngagne loolu moo ci jaaxal waaw sa combat ak Zoss waaw sama combat ak Zoss waaw comme ni ma waxoon léegi rek delluwaat sant yàlla rek ndax wax dëgg yàlla ñaari jàmbaar yu ut moom suñu borom may la xañ keneen ki loolu sant yàlla la quoi mais maa ngi koy encouragé tamit di ko masawaat bu baax a baax di wax ne nee na da nga yoroon béjjén moom mbër mu daanu moom du ñàkk lay dégg nga loolu yàlla arbitre yi moom gëlëmuñu mais dégg nga réaction non dégg naa ko xëy na xam nga instant boobu noonu xam nga kii jàpp na ko déception jàpp na ko xam nga rek ak fi mu tegoon combat bi xam nga noonu rek la mënoon waxee mais arbitre yi wax naa la xam nga ñoom mbëri lañ fi nekkal boo takkee daa ko am seetu sax dañ na la dëpp ko wala nga takk loo xam ne day gaañ mbër mi dañ la ko dëpp waxam naa ngay bëreek ay béjjën ak ay business yooyu noonu kon loolu moom du ma ci tontu loolu moom xam nga Sénégal ñoo ci tontu ak lamb ñoo ci tontu di delluwaat daal di sant yàlla te xam ne jàmm bu doon ut la suñu borom may ma dama koy sant yàlla te xam ne Alioune Seye day taxaw rek di recycler mag ñi mbala sa yoonu lamb fan la non sama objectif waxoon naa la du woon sax ñooñu wax dëgg yàlla ku ma xam ne man moom maa gën a neexal ut adversaire mais man làmb mooy sama métier te ma gis ne gars yi wallaahi la azim ñi ci nekk ñii di lay ñu ci ëpp laa lay wax ni ñan ñooy lay non bëri nañ xam nga ñu ngi ci làmb ji tey koo ci non du question di ñeme rek wax dëgg yàlla moom tollatuma foo xamante ni non sa génération fan la ci làmb waa père yow sama génération man xam naa ko kay mi noonu mais dinaa ci ñëw xam nga mais yow sa génération fan la ci làmb ci ñi lay seetaan waaw sama génération bëri nañ waaw mais dama instant bi dama nekk ci ay loxo yoo xamante wax dëgg yàlla dañ ne ma bul waxati lenn loo xamante ni jëm ci loolu ñoom ñoo koy gérer ku ci mel ne Abdoulahad Ndiaye jéey seen xam nga ay ñoom Zil Diène sama encadrement ñoom ñoo gérer wàllu combat yeeg yëpp ñoo xam la lañu am sa combat ak diw la ñuy démarché taxaw na loolu d'accord naa ci loolu d'accord naa ci loolu waaye ñoom bëriwuñu dama ne sa génération presque nag ñoom ñooy bëri dafa daal ñoom bëriwuñu ma entraînement rek lañ ma sas voilà ñoom xaaral déedéet yaay dugg ci géew ba de sa génération ci làmb man xëy na dinaa ko xam waaye boo ko waxee lay gën a leer ndax da nga nekk ci ñoom biir ñoom Modou Lo mbala yegg ko ci ñoom Modou Lo ak ñan ñooy sa génération parce que foog ñu xam fu ñu lay ak fu ñu lay daal waaw sama kii wax dëgg yàlla génn woon sax ci ñoom Modou Lo mais gis nga làmb noonu lay doxee foofu nekkoon xëy na li waaw foofu laa nekkoon waaw foofu laa nekkoon loolu fa génne waaw xëy na manque de ay combat man boo xoolee sama carrière comme ni ma ko waxoon rek la voie passe presque def naa ay 5 années balance xaw ma 6 années balance sa combat ak Moussa Ndoye le déclic bi la waroon kii waaw boobu te boobu moment bi may bëre Moussa Ndoye boobu maa ko rawoon waaw moom laa maa ko rawoon ci làmb te boobu li taxam ma jël ko mooy toog naa 2 années balance bëriwu ma man année balance rek moo may indi situation même ñàkk jën yi bi ma koy may bëre moom toog naa 2 années balance yoo xam ne mooy obligé situation ma muy noonu te ñi ma war a bëreel du ñu bëree ak man xam nga te man làmb laa yaakaar te wallaahi lazim li ñuy def dàq ñu dañu promettre ay combat bala non dañ may proposer ay combat dañ ne ma sa combat ak diw xam nga da ngay dem ba ci yàgg ñu ne non mbër mi nee na nangam xam nga it ay prétexte teg te wax dëgg yàlla ñun moom mënuñu lu ñu nekk suñu entraînement promoteur bi mooy bëgg ay combat am maanaam diw ak diw laa bëgg nga ne ko jox ko sa accord mais dañuy dem ba ci mais ay démarches am na actuellement non si instant bi ni démarches yi ñu am mais ñu ngi ci pour parler yi rek mais dara ñu koy wax de non dégg ko ma nag gars yi waxaguñ ma dégg ko sox non dégg ko ma ah bon sa diggante sox dégg ko non wallahi lazim caméra yi moom a tiim sa diggante ak Baye Mandione non dégg gu ma kii am na ñu doon wax daal mais ba léegi gars yi kii waguñ ñan lañ doon wax comme non bu sottee rek waaw déedéet kan Moussa Ndoye Ahmed Deme Moussa Ndoye sa revanche ñaari revanche yu ñëw ñëpp daje nga ak ñoom daan kenn ki di daan man daal père si gàttal maa ngi pour làmb sa revanche ak Moussa Ndoye waaw déggu li ma wax maa ngi pour làmb képp ku ma làmb booleel muy Moussa Ndoye ak muy keneen ak keneen laa ci yemale làmb laa yëngu te père xam nga ne sax man làmb laa yëngu loolu man xam nga sa ñàkk bëree man d'accord ba ci wallaay dama xam li ngay indi ci bëree non te père billaahi wallaahi li la métti noonu moo métti axlu làmb gi yëpp bu dee supporter wallaahi la amul koo fi génn fii ku ma ëpp supporter bu dee bëre dàquñu ma ko bu dee sañ-sañ bi xeex bi dàquñu ma ko kon damay gis ne jël revanche ak joxe revanche waaw nu mu aajoo rek man moom maa ngi fi pour làmb maa ngi fi waaw mën naa joxe revanche mën naa jëli revanche comme loolu kenn mënu ko génne ci làmb
revanche am. waaw loolu su ko bëggee. man daal père. waa déedéet wax ma rek. man daal père maa ngi fi pour làmb. waaw xam naa ne yaa ngi fi pour làmb. mais li ma bëgg a xam. mooy fan nga taxawee actuellement fan nga taxawee. waaw fi ma taxawee bu ma tuddoo mais foo taxawee ci làmb rek. Mamady yaa ma gën a xam fi ma taxawee ci làmb. ma ne Alioune Seye bu ko wax day gën a yomb mais sa diggante ak ñàkk jëriñu gars yi nee nañu war naa leer de. non ñàkk jëriñ moom wax dëgg yàlla soo bëggee dégg champion la ndaanaan la non du ma ne du ma ko jëlaat ndax làmb moo bindoo noo xamante ni mën ngay bañ nit ren wala tey ci ñaari weer nga bëggaat ko mënul du ma bëreeg yow caat bu booy bambara gaa yi nga koy wax dañoo weesu naan ay kii caat bu booy bambara gaa yi man daal maa ngi xaaral nga ne loo wax si ñàkk jëriñu ma ne làmb comme kii du ma ne ndax dootoo bëreetee moom loolu laay dàq mais pour le moment moom wax dëgg yàlla du maa ngi moom waaw mais gars yi nee na ñu la leer na leer waaw noonu ci gis-gis yi ñenn ñi la rek mais wax dëgg yàlla mooy lu ma la wax bi may situation waaw loolu gis-gis waa làmb mais situation moom moo ma boole na moom comme yàlla dogal na la ba ñu kii la ci waroon am xew ca xam nga loolu la ko yàlla tuddee dañuy sant yàlla moom mu ngi ci yoonam wax dëgg yàlla di bëri di daan man maa ngi sama yoon quoi xëy na ci kanam dinañ taje insha allah mais du sa priorité daal waaw wax dëgg yàlla ñàkk jëriñu non ñàkk jëriñu moom na xam na uti beneen combat rek waaw mais gars yi nee nañu ñaari paa yi nga daan bu mu tax nga kii da ngaa war a jël ñàkk jëriñu mu leer gars yi nee nañu ñaari paa nga daan de Issa Pouye géej na ci làmbu soos bàyyi woon na ñëwaat wallaay la Azim ku ma xool sax xam ne man du ñoo tax may entraîné déggoo li ma la wax lu war a jaar si sa carrière la ala kulli al noonu lay demee li jàlla bind sa jëbi moom noonu lay demee mais man sama alir ci làmb du woon ay zos ak ay kii xam nga ndax xam nga rek waaw lu mënta ñàkk foo mu am mais wallaay la sa alir ci làmb ci ñan la woon bu dul zos du Issa Pouye mais gars yi même fàtte naa benn adversaire Alaaji Ngagne Diène Kaïré Diène Kaïré Alioune Seye 2 non Diène moom maa moom ñoo bokk papa yee la dëgg Diène moom numéro la de guerre ak Père Kaïré ñooñu moom xam nga lamb waalo ak Soumbédioune waaw sama digganteeg ñooñu moo jiitu Diène Kaïré nekk lamb ñaari gars yi di gën di waxtaane fii mu toll adversaire u Alioune Seye 2 Alaaji Ngagne mooy Moussa Ndoye Baye Mandione ñaar yooyu daal nee nañu kenn ci la Alioune Seye numéro 2 war a dégg loolu gars yi di ko maa ko dégg ci gars yi waaw xam nga man moom maay dalu mbedd non man dégg naa entraînement gars yi entraînement lañ ma sas non man dégg naa entraînement ngoon ma dellu ma dem école ba loolu la ma gars yi sant am na combat bu ñuy waxaale ci sa diggante ak dara waaw instant bi nii waaw am na promoteur bi ma woo doon ma wax ay kii mais ba léegi xam nga affaire yi mooy loolu Caatu Boy Bambara la wax kan Caatu non Caatu la maa bëgg a sañaxal maa ngi pour làmb non waxuma caat na wax dëgg yàlla waxuma caat mbala yaa bëggul caat bëggoo caat booy bambara sa waru ci de sa waru ci waaw mais Aliou wax ma sa waru caat booy bambara Alioune Seye il faut nga wax wala da nga yow da nga lewat bu mu ëpp quoi gars yi nee nañu da nga lewat loolu moo tax ñu moom ko demee wala dafa mel ni paa yi ngay wëraat de fi mu toll ban paa nga gisaat fi mu toll beneen paa bëgg a tàllal tamit na ñëw rek di am benn problème man moom maa ngi pour làmb comme ni ma wax rek paa baax na xale baax na kuy doog a judd sax mais for naa ci wewu naag ci groupe yi gars yi ne Moussa Dioum ngay wër de kon Moussa Dioum lañ koy dem waaw yow waaw ginnaaw ñooñu la topp rek te nangu lu wax ñi nga xamante ñoom la war a bëreel léegi lan mooy ambition bi léegi waaw ambition bi moom mooy jëm ca kanam rek ndax jëm ci kanam jaar fan wala jaar fi jaarukaay bi jaarukaay kan moo fi fii kan moo fi jaarukaay non ci jaarukaay bi mooy gars yi ku yëpp ku xam ne làmb boole nañu mu taxaw seen kanam ci kàttanu yàlla nga tàllal ba caaka njaay rek amul leneen mais jaarukaay yi dafa bari am na ñal am na diggu yoon am na nangam te ñenn ñi ay ñal lañu nu mu aajowoo rek nu ko làmb ji tegee ci kat yomb bi rek wallahi lazim bu dëgër këkk laa bëgg biñ naan tey Alioune Seye day xar wala nangam ak nangam wallahi lazim sa xel a ngi ci ay tafaatin yi lu raw tafaatin sax yu lu yaa ngoog de yu mu bëgg wallahi lazim lu raw tafaatin sax mais man fàtte ci combat bi jógee di encouragé Boy Niang wax dëgg yàlla mais lu tëw xam dafa yàggul père man fàtte naa jox combat may bëri rek ci kàttanu yàlla man yàkkamte wu ma sama dara lépp lu ma am ci làmb rek wallahi la azim war naa ko am ci làmb ndax waaw loolu am na fi loolu moom xaar nga ko fi fekke naa ko sa carrière moom man bon c'est-à-dire li ma jaaxal sax mooy xale yu bari gis naa leen bi ngay rayonné ci làmb gisuma leen man gisuma leen dëgg la mais xam nga rek li jaam di bëgg ak li yàlla dogal day wute
mais boobu ba léegi maa ngi ci di ngaf nga est-ce que du tekkaaral bii la non du tekkaaral lii moom na ma yàlla bindee bu fekkoon na du leneen de da ngaa yaru bu fekkee ne nii tekkaaral gi moom mais ama neex yow lay wër de ama neex nee na da ngaa lewat trop te bu la jàppee di nga xam ne lépp ama neex mu ngi ci dëkk bi ama neex mu ngi fi Alaaji Ngañ lamb te diggante mag Alioune Seye réew mi ku nekk ak sa gis-gis ku nekk sa wax waaw mais man wax dëgg yàlla man li ma gëm waaw ak nekk ci mooy samay entraînement samay kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk sama ginnaaw ku ci met Abdou Diali Kane ñoom dan wallahi lazim nuñ ma ne lii rek ci loolu laay dugg wallahi lazim aw ma ku may bàyyi ci ama neex yéen a ngi wërante ama neex man lamb laay wër pour mu gàtt lamb koy boo koy wër mënoo gét cee gën a mbër mi nga xamante ne moo nekk ci biir lamb di wax rek ku ne dina la proposer ne nangam mais man li ma sama encadrement wax ci loolu laa nekk amoo droit di laaj kenn ñun ñoo lay doxal ñoo lay waxal kon ñoom ñoo indi ñaari mag ñoom ñoo ko indi waaw ñaari mag ñi nga bëre ñoo ko indi non pas indi sax loolu dafa tombé ci kanam gi rek ñoo ko indi kat bu ñu ko kiiwul woon doo ci ba tey mën nañ ko indi mais sant yàlla rek comme ñaari mag yooyu soxeeku naa ci sant yàlla soxeeku nga ni waaw soxeeku naa kay noo soxeeku booy waaw noo soxeeku ñaari mag mais kuy bëre ndam nga bëgg waaw mais loolu moom xam nga Zos ak Issa Pouye mais Zos bëri na fekk ndaanaan bu ne Zos bëri na fekk ndaanaan bu ne ca jamono yooya daan leen ca jamono yooya mais dafa ñëwaat da nga xam ne Zos bu ñëwee Zos bu mu summeekoo ñu bëri dañoo yaakaar ne Médd mooy summeeku mais bu mu summeekoo ñu xam nañ ne fonk na combat bi dafa jógoon pour daan ma kon yow gis nga ne am na lu nekk ci kaw non si dafa jógoon pour daan ma Alioune Seye man mi sax bu ma la jëloon damay ñëw pour daan la bàyyi leelu waay mais sant yàlla daal sant yàlla maa ngi ci làmb di xaar képp ku ma yàlla booleel koy xaar ku la yàlla booleel mooy kan non Alioune Seye wuyu ma kan la yàlla booleel sa diggante ak Modou Anta dégg naa waaw Modou Anta voilà waaw loolu yëpp gars yi ñu ngi koy wax rek gars yi koy wax waaw non ak lu làmb comme ni ko maama yi comme ni non sa ménager ke wax dëgg yàlla encadrement bi ñoom moom la ñuy wax non kenn woogu ma ne ma wax dëgg yàlla encadrement bi ñoom lu ñuy wax kon ñoom ñooy wax non encadrement ñoom laay déglu rek ñoom ñooy nekk seen kon waxaguñ ba léegi non waxaguñ ba saison bi bëgg tëj waaw instant bi moom su ma moon ci janvier bi sax jël kon encadrement bi lan lañ lay indilagum non indilaguñ ma dara nag waxaguñ dara ci yow waxaguñ dara sa encadrement waaw Mamadi encadrement bi waxagul non encadrement bi kay man damaa jaaxal Alaaji Ngagne Diagne Alioune Seye daal encadrement bi lay wax waaw te mbër yi nekk fi tamit am na encadrement yoo xamante ni médd la ñu lay wëral pare am mbër mu toog ba xale bu mel nii daal nekk ci état wax dëgg yàlla Seye numéro 2 xamul lu mu ñàkkoon waaye ñi ëpp adversaire ci la bokk moom Alioune Seye numéro 2 Alaaji Ngagne ñi ëpp adversaire ci la bokk war na am ñaari revanche ngi ci kanam ñeneen ak ñi ñu ko limbal ay Modou Anta ay ama neex bàyyi ma njoon mi bërki démb ñoom ñëpp loolu lépp ay combat la seen diggante ak ñoom Alioune Seye numéro 2 toog fi mu toog lànk rek ne du jikki di wër ay yu kenn xamul ak ñoo xam ne gëj nañoo bëri man lam moo fi bàyyi waaye non xëy na waxtaan moo ñëw nii rek dégg nga ay Saaru Moussa ngeen di sànni xeer nii mais war naa xam ngeen ni liñ jee xeer la waaw non xeer la xam nga kii bu taxawee fii naan ay mag nga kii ay non sa encadrement lañ léegi xam nga loolu mag ji moom nangu ko rek waaw non nangu naa ko nangu ko ndax ci làmb nga leen fekk waaw Yékini fekk na fi ay mag loolu ci làmb la baax waaw Balla Gaye fekk na fi ay mag mbër mu ndaw boo koy sippil Balla Gaye bëri na fekk Tapha Gueye voilà Yékini voilà bëri na fekk kii Tyson bëri na fekk ndem si yàlla si sama papa Mor Fara yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana xam nga Baboy bëri na fekk Père Balla Gaye yooyu yëpp combat yooyu ay combat différence âge bu sore sore la mais du xeer mais loolu si làmb la bokk mais du xeer voilà mais du xeer jàpp nga du xeer waaw du xeer quoi waaw du xeer bon Alioune Seye numéro 2 la ñu amoon bon bien vrai que rasu na nangul wax fu mu jëm ndax nee na encadrement Abdoulaye Ndiaye ak Dieye Sène ñooy wax bon je pense que xëy na ñoom dinañ wax ndax gars yi bëgg nañ combat am parce que gars yi bëgg nañ combat am ndax xale la boo xam ne ñun xam nañ ne day remplir contrat day remplir contrat te loolu nag foog ñu am combat bu toll ni dayoom pour mën koo juger waat loolu nag je pense que encadrement war nañ cee bàyyi xel waaw war nañ cee bàyyi xel njarndéem de laa bëgg njarndéem lañu njarndéem daal nga bëgg ma njarndéem yi maa ngi la koy wax mais nangoo tontu man tudd naa fi ay njarndéem bi mbala Siteu dafa nekk ay njarndéem la ñu ko tuddal Siteu maa ngi fi daal père pour lamb ay njarndéem ci loolu lañ ma tur bi sax nangoo ko tudd Siteu maa ngi fi pour lamb pour yaa ngi fi pour Siteu non maa ngi fi pour lamb père est-ce que Alioune Seye mi ngi fi pour Siteu père maa ngi fi pour lamb ci kàttanu yàlla lépp lu ma lamb jox kon Siteu ay lamb Siteu ay lamb Siteu mooy lamb non oui ma Siteu ay lamb père maa ngi fi daal pour lamb bon ak d'accord chef bon mi ngi fi pour lamb di xale boo xam ne dëgg yàlla comportement am na solo ci lamb ndax régulateur la en même temps mbokk yi
ñi ngi jëm nag ci dàllinkoor gi dañuy dem nag xool wàccaay yi nga xam ne ki nga xam ne mooy Gaston Production wàcce na ko wàccaay yi nga xam ne Gaston Production mu ngi ci wàccaay yooyu ñu dem jëli en route vers le 1er janvier de l'histoire. Gaston Production moo woote bésu samedi 1er janvier ca arène nationale drapeau El Hadji Mansour Mbaye borom ca dëgg-dëgg ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier. waaye nag bu leen fàtte ni Gaston Mbengue le Don King de l'arène ci lay féetee 30 ans ci lamb ji depuis 1992 ba 2022 Gaston mi ngi bégal amateur yi. cey le 1er janvier ca arène nationale ba ku yéex doo am place li ko waral mooy ñaari xale yu ñu boole ak lam tombé les 30 ans de Gaston Mbengue. mbokk yi lamb jaa ngi noonu nag en live lay doon pay per view ci seen affiche.com yow mi am sa carte bancaire wala sa compte PayPal. mën ngaa jënd sa passe en prévente à 9,99 €. boo xaaree nag ba bés ba mën na laa dikkee 14,99 €. les codes seront disponibles via dièse 144 dièse wala dièse 1234 dièse pour yéen ñi nekk Sénégal. code bi nag 5000 francs dong lay jar. ñu may la 5 heures de temps de connexion ndax nga mën a seetaan lamb ji en direct. bés ba ngoogu le 1er janvier Bombardier ak Balla Gaye muy 2e édition drapeau El Hadji Mansour Mbaye. El Hadji Mansour nag du ñu wax ci moom lu dul di ko ñaanal yàlla guddal fanam teraanga ji ak Gaston yàgg na ñoom ñaar yaakaar naa ne Gaston ci drapeau ñeenti nit la mës a tuddee drapeau ki ci gën a fës nag mooy El Hadji Mansour Mbaye. kon mbokk yi affiche bi seen kanam mooy point de vente yi. point de vente yi Pikine mën ngeen wootee ci 77 940 41 13 Albourakh ca Baye Ndiaye ngeen woote 77 812 50 50 Tilène ngeen woote 76 614 55 26 77 614 25 06 Tilène bii nag dama defe ne jonn la waaw Iba Mar Diop it boo leen fa wootee boo leen fa demee boo wootee aussi di nga jot 77 629 34 64 Gaston Production 78 457 20 20 mbokk yi tribune bu verte bi ak zone bi junni la muy 5000 tribune bu xonq bi muy annexe loge bi 15000 la loge présidentielle bi nag muy 100000 Bombardier Balla Gaye le 1er janvier ak Gaston Production Mamadi ñu ngi jëm ci combat boo xam ne bii je pense que Balla Gaye am na yoon wu mu xalaat pour jëliwaat le sommet de l'arène ba Bombardier aussi am na loo xam ne ci biñ ko rallongé ay atam mu duggaat ci prolongation yi amaat ci Balla Gaye amaat ci leen combat le 1er janvier. combat bu doy waar la Alaaji Ngay Jaay wax nga ko léegi dalinkoor la boo xamante ni ñu ngi ci jëm le 1er janvier Alaaji Ngañ beneen bi date bi rek dafa di date boo xam ne dafa marqué làmb Alaaji Ngañ yaa ngi ko doon wax muy ñaari date yi le 25 décembre ak le 1er janvier combat bi war cee am diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier nag Alaaji Ngañ Jaañ damay ñëw ci li nga xamante ni ci la ñu bokk dañu bokk lu bëri Alaaji Ngañ Jaañ li ñu bokk mooy lan Bombardier wax naa la ko Alaaji Ngañ dafa jiitoo Balla Gaye dafa jiitoo Balla Gaye 10 ans ci làmb ba noppi màggee ko 10 ans parce que wax naa la ko Bombardier 4 avril 95 la ñëw ci làmb Balla Gaye numéro 2 le 2 janvier 2005 Bombardier juddu 66 Balla Gaye juddu 86 mu jiitu la ci làmb 10 ans màggee la 10 ans ci làmb Alaaji Ngañ ba noppi ñu bokk palmarès ñoom ñaar palmarès bu moo ko waxee Alaaji Ngañ ñoom ñëpp kenn ku nekk 25 victoire 25 combats nga def Alaaji Ngañ Balla Gaye de 25 combats la def 21 victoire ak 4 défaites Bombardier 25 combats la def Alaaji Ngañ def ci 17 victoire ak li nga xamante ni mooy 8 défaites Alaaji Ngañ Jaañ 25 boobu ñu bokk ko Alaaji Ngañ waaw ma ñambaasal la ñambaasal ma Alaaji Ngañ parce que yàqul sër waaw ba dama lay ñambaasal waaw ku ci ne bi nga defee 7 ans de carrière nga dégg roi des arènes allahu akbar loolu de xaw ma ko ci woon. ah xam nga ko ku ci ne bi nga defee 7 ans. professeur bi mooy wax de. waaw bi ku ci ne dama ci njàmbaasal. waaw mooy ku ci ne bi nga amee 7 ans de carrière. ci nga dégg roi des arènes. d'accord. 95 2002. pour Bombardier. 2005 2012. pour Balla Gaye. très bien numéro 2. très bien Alaaji Gaye. koy daan kan mooy daan koy daan. ah Balla Gaye mooy daan. nga ne. ci li ma bëgg ak li ma gëm. Balla Gaye mooy daan ci kàttanu yàlla ñu ngi koy ñaanal sama frère boobu naka la koy daane ñu ngi koy ñaanal dañuy xeex bala ci bëri ba gaynde la moom lu ko fitam may rek moom du koy jëli moom làmb la indi comme li may waxee rek
di ko ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo am ndam te du jeexal ndam yàlla ko yàlla may ndam bu sedd guy ci barke Seydina Mohamed. waaw am na ci droit moom géejawaay la far Alaaji Ngagne mais combat la boo xamante ni combat bu doy waar la combat bu am importance ci ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 combat bu am importance ci ki nga xamante ni mooy Bombardier Alaaji Ngagne parce que li tax combat bi daw yaram Alaaji Ngagne kenn ku ci nekk da nga perte ñoo xamante ni yaa ngi def sortie boo xamante ni da nga leen daan gis ci sa ginnaaw bii pas doo leen ci gis Balla Gaye numéro 2 perte entraîneur am muy père Balla yàlla na ko yàlla yërëm ak Double Less papam yàlla na ko yàlla yërëm Bombardier perte magam nga xamante ni léppam la yor léppam muy Papa Dia nga xam ne moom it yàlla na ko yàlla yërëm te jéegal ko Bombardier di ñëw 1er janvier sans Papa Dia Balla Gaye numéro 2 di ñëw 1er janvier sans père Balla sans suñu papa Double Less muy loo xamante ni lu doy waar la dina leen marqué lu daw yaram la ci waa làmb lu doy waar la ci diggante ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Bombardier mais leneen li ma ci yokk Alaaji Ngagne Diagne 8 adversaires la ñu bokk ñoom ñaar diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier yenn yi ñoo bokk ni mu demee yenn yi xaw na waroo ci ni mu demee ba noppi mu perte loo ko li nga xamante ni mooy roi des arènes ça fait 8 juin 2014 Alaaji Ngagne Diagne kon loolu di loo xamante ni doy waar kooku wëlbate ko may la rawaas Alaaji Ngagne dootoo nangu mu daan la li gën a naqari Balla Gaye numéro 2 ci làmb Bombardier moo ko teg parce que moo ko perte le roi des arènes. voilà Balla Gaye nuwuluk ak Bombardier Balla Gaye nuwuluk Bombardier le 1er janvier ak Gaston Production drapeau El Hadji Mansour Mbaye di combat boo xam ne bii incha allahu rabbi dinañ ci ànd ak Gaston Production ngeen mën ko seetaan ci li nga xam ne mooy pay-per-view bi war nañ leen ko fi ngeen koy jëndee war nañ leen ko point de vente bi aussi mi ngi nii seen kanam boo leen ko xoolee di ngeen dem téléphone yaa ngoogu boo wootee sax dinañ la defar réservation je pense que sax livraison mën na cee am ñu indi la sa billet nga fay à l'avance xam nga combat bi normalement guichet fermé sax lañ ko waroon def nga xam ne le jour kenn du jaay billet moo tax gars yi war nañu teel a dem jënd billet yi li ñu manqué woon ci at mi ci ambiance li ñu manqué woon ci at mi ñu retrouvé ko le premier doon fête ci ñaari côté 30 ans Gaston ak ki nga xam ne mooy parrain bi El Hadji Mansour 30 ans Gaston ci war nañ ko mën a fête ci làmb El Hadji Mansour ak at ci ko yàlla may di ñaan yàlla guddal gën a guddal fanam nga dolli ko wér moom it muy fête ci bés boobu ngeen ànd ci ak ITV fas yéene ànd ceeg yéen i rajo fas yéene ànd ceeg yéen ak képp koo xam ne partenaire u Gaston Production nga di la jox rendez-vous le 1er janvier Alioune Seye looy tàggoo. waaw père dañuy santaar yàlla rek bi nga xamee ne tàmbali nañ ko si bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla bu baax a baax di jëliwaat ci yonent bi wax dëgg yàlla di la jaajëfal di la ñaanal suñu borom may la wér-gu-yaram gudd fan wax dëgg yàlla yaakaaru làmb nga tey wax dëgg yàlla saay soo waxee rek ñëpp ne gongo loolu moom macha allah dañ lay ñaanal suñu borom gën a yokk xam-xam gën a yokk wér gi di ñaanal Mamady tamit mu ngi ci yoon bi bi mu ñëwee ci làmb tamit yàqu dara da koo yokk di ñaanal suñu borom gën laa dëgëral di sant sama supporters yëpp wax dëgg yàlla di sant ministre des sports di leen jox rendez-vous waaw di leen jox rendez-vous kañe ba fee ak ñaata weer waaw incha allah bu mu amoon suba sax jël ndax waaw bi ma jigee sama combat sama boy ñu ngi doon am combat may préparé nag ñoom kon moom man maa ngi ci quoi anu lak waaw lat mu ngi fi xel mi ne non mu ngi ci moom mu ngi waajal quoi mi ngi waajal waaw di ziar képp koo xamante ni yaa ngi supporté Alioune Seye numéro 2 rek di jaajëfal tamit ministre des sports wax dëgg yàlla ci geste bi mu des récemment rek ci mbër yi mooy arène nationale laa jógee sànq rek mu couverture avec maladie universelle bi waa semi ñu yorofoon dajeek axlu làmb yëpp ci loxo Gris Bordeaux la jaar président Gris Bordeaux ñu ngi koy jaar baax a baax wax dëgg yàlla xam nga ak jamono ji fi mu toll nii metti na ci am na si ñoo xam ne loxo joxtu seen ginnaaw mu ñëw taxawoon noonu nag attan cee dugal 20 millions pour xam nga pour soutenir axlu làmb loolu dañ ko koy santé di ko gërëmee bu baax di ci jiital nag Gris Bordeaux wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal bi mu ñoree association ba léegi mu ngi def ay jéegoom ñu ngi koy ñaanal suñu borom mooy mutuelle de santé waaw mutuelle de santé bi c'est important ñu ngi koy ñaanal suñu borom yoon bi oyof waaw di wax ne axlu làmb yëpp mbër yëpp nañ ñëw bootu ci ginnaaw Gris Bordeaux wax dëgg yàlla njëriñ li su génnee njëriñu ñëpp la kon nekkul njëriñu Gris Bordeaux nekk njëriñu Alioune Seye numéro 2 képp koo xamante amul woon carte de membre mu jéem a ñëw adhéré wu ci association bi ñëw fexe am carte de membre ba xam ne def ko ñeexu mbooloo koy tuur di siyaar sama waa dëkk waa Jënda Fambine Caalaan xam nga Ñoojoor xam nga ñëpp rek Ili Saalum bi yëpp di siyaar Pape Mama Fall wax dëgg yàlla day sonni sama combat Jéy Seen ma Abdou Diali Kan Dan Mamadou Matar Cissé
di ziar lim dafa metti grand Zaldien utal leen bés rek waaw ma utal leen bés su ma leen utee bés rek gërëm ba mu neex utal leen bés rek waaw maa ngi jaajëfalaat rendez-vous bi waaw jërëjëf Alaaji Ngagne rendez-vous bi lundi la ci arène sénégalaise à part boobu balay booba le 1er janvier diggante Balla Gaye numéro 2 la ak Bombardier Alaaji Ngagne nuyu ñi nga xamante ni ñoo doon seetaan di la jaajëfal bu baax a baax Alaaji Ngagne di jaajëfal Njaga mi nekkoon ci réalisateur bi son bi Iba Mar ak Torodo maquillé bi Njéeme Guèye la montage Laay Diouf ñu ngi koy béggee bu baax di nuyu suma waa dëkk fa nga xamante ne fa laa cosaanoo Alaaji Ngagne muy Mbaafey mais booy Guet Ndar Alaaji nee na day tëgg le 8 waaw booy Guet Ndar nuyu Torodo nuyu naa ko mook Iba Mar laa boole waaw booy Guet Ndar nee na day tëgg le premier en même temps say dina production moom itam la 30 fële ca Diourbel boole diggante Hercule ak Bébé Balla mais Alaaji Ngagne waaw Gibson production waaw dinañu ci ñëwaat ci journée bi la ñu fa jëlee ñu déggtal leen ko Alaaji Ngagne Diagne mais ki nga xamante ne moom a génn fii Alaaji Ngagne mënuma kaa ñàkk remercier ci lu gàtt rek Yacine Diémé mooma madame Yacine Diatta madame Diémé moo ma jox piis bi moo ma jox tisi bi Alaaji Ngagne téléphone am 77 la 217 Alaaji Ngagne 95 49 mais kil ma ko ñaawal Alaaji Ngagne Diagne Cheikh Thiam la Colobane sa doom sa xarit Cheikh Thiam téléphone am 77 034 56 76 Cheikh Thiam Colobane Alaaji Ngagne ñu ngi jaajëfal ñëpp di la jaajëfal bu baax Alaaji Ngagne di jaajëfal Alioune Seye numéro 2 merci Alioune Seye numéro 2 di ko gërëm di ko sant bu baax di xale boo xam ne aussi lambay na ko xel Mamadi yow it maa ngi lay gërëm bu baax di la sant ak Ndiaga Seck ne woon ci réalisation bi mbokk yi dañuy dem nag Béya Gaston Production ci appel bi moom la ñu tëjee waaye laata loolu di remercier Lamine Thiam Dogo ci nomination bi nga xam ne mooy président communicateur traditionnel banlieue mooy image yi ngeen di ma leen di waaj a wan moom la ñuy tëjee di ko ndokkeel ginnaaw keroog bi ñu ndokkeelee Birahim Ndiaye ca la nga xam ne moom lañ ko def parcelle comme délégué de quartier loolu yëpp jóge ci làmb Lamine Thiam Dogo di reporteru làmb moom it delluwaat ay mbokkam ay nawleem nommé ko li nga xam ne mooy président communicateur traditionnel banlieue Manga 2 waxoon naa ne dinaa ci ñëw ndax moom it ca Joal église bi woo na ko ndokkeel ko defal ko bés loolu yëpp jóge ci làmb dañu bëgg di topp mbokki làmb ci seeni teranga kon moom la ñuy tëjee bàyyi leen nag ak assemblée générale des communicateurs bu banlieue nga xam ne El Hadj Lamine Thiam Dogo mooy président bi moom lañ leen di tàggoo mbokk yi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. réseau des communicateurs traditionnels bu département Pikine ñoo daje di def assemblée générale ci kilifteefu seen président national di El Hadj Mansour Mbaye ci kanam tuuti war na agsi mbaa mu yable réseau bi nag ñu ngi nii toog premier vice président Ibrahima Niang présidente des femmes Ndeye Ndiaye Gawlo Diarra Niang vice présidente muy réseau bi yëpp tubaarkàlla ñoo ñëw ñu fas yéene def assemblée générale nag du dara lu dul contexte bi mooy woo entre nawle parce que ñun ñëpp ay ñeeño lañ ñii di ay géwël ñu ne nag dañuy dajale suñu bopp dajale suñu xam-xam dajale suñu jëmm def ko benn say pour que lépp loo xam ne xew na ci département Pikine ci dox jàmm ci wax jàmm ak ci yëkkati li nga xamante ni mooy sunu réew ak li mu soxla yëpp loolu moo tax kuréel gi jug loolu nag ñu ciy gërëm bu baax nag ñi nga xamante ni ñooy autorité département Pikine yëpp nga xam ne ku ci nekk def nga ko bis bi muy sa bis tubaarkàlla ci kanam tuuti ñoom ñëpp daanu ñëw ñu présenter sunu bureau Hadj Mansour dina ñëw fii mbaa mu yabal secrétaire général am Aziz Mbaye sunu papa Boukounta Ndiaye mi nga xamante ni président d'honneur la ci kuréel gi ndax mu ñun géwël yëpp moo ñu bokk yilif moo ñu mag di sunu baay moom itam dina ñëw assister si li nga xamante ni mooy kii. loolu yàgg na parce que géwël yi mosuñoo ñàkk bañ a daje mais dafa desoon ñu jëmbal ko dafa desoon ñu représenté ko autorité bi mooy Hadj Mansour dafa desoon ñu présenté ko autorité yi mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy le préfet les sous-préfets les directeurs de service les maires ñi nga xam ne ñooñu leen yàlla booleel ak les députés les hauts conseils ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi ñu présenté leen ko wan leen ni leen am ngeen loo xamante ni su lu ngeen bëgg mu siiw ci lu baax ñun mën nañ ko siiwal porté nañu garant pour siiwal ko
loolu mooy pour yeddaat nit ñi ndax géwal moom tuddul géwal la tudd bu amee coow ci entre autorité coow ci entre ay nit yoo xamante ni waruñu seytaane warul dox seen diggante géwal yi dox ko ba mu sedd ndax loolu la suñu maam daan dox loolu moo tax ñu formé suñu kuréel. Gaston Production moo woote bésu samedi 1er janvier ca arène nationale drapeau El Hadji Mansour Mbaye borom ca dëgg-dëgg ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier. waaye nag bu leen fàtte ni Gaston Mbengue le Don King de l'arène ci lay féetee 30 ans ci lamb ji depuis 1992 ba 2022 Gaston mi ngi bégal amateur yi. cey le 1er janvier ca arène nationale ba ku yéex doo am place li ko waral mooy ñaari xale yu ñu boole ak lam tombé les 30 ans de Gaston Mbengue. mbokk yi lamb jaa ngi noonu nag en live lay doon pay per view ci seen affiche.com yow mi am sa carte bancaire wala sa compte PayPal. mën ngaa jënd sa passe en prévente à 9,99 €. boo xaaree nag ba bés ba mën na laa dikkee 14,99 €. les codes seront disponibles via dièse 144 dièse wala dièse 1234 dièse pour yéen ñi nekk Sénégal. code bi nag 5000 francs dong lay jar ñu may la 5 heures de temps de connexion ndax nga mën a seetaan lamb ji en direct. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi. maa ngi def li ma mën ndax yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et célébrons Noël ensemble. Pour vous accueillir, le décodeur est à 5 000 francs d'Access avec de nombreuses chaînes dont Canal+ Pop. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Partagez des moments forts, pleins de rebondissements. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de Noël.